asalaamaaleykum suma gaay yi waaw cheikh bi del si na de waaw di leen ziar fu ngeen toll ci àdduna di leen ziar ci weeru koor bu tedd bi fu ngeen toll rek jox naa leen respect bi mu leen doon jox à distance nag loxo yi moom mënuñu koo joxe actuellement ndax mbas mi voilà wolof dafa am lu mu wax wolof daf ne digle bor la xam nga temps yee waroon naa fi invité Pape Diouf ndeysaan yàlla def dimanche boobu ma nekk en direct moom mu nekkoon studio doon enregistré mooy single bu bees bi nga xam ne si mooy humanité mooy way boobu nga xam ne mi ngi ko sargale ñi nga xam ñooy docteurs yi waaw ñu ñuy faj surtout mbas mi bi mu ñëwee docteur gis ngeen liggéey yi ñu ci liggéey donc artistes yu bare daje leen ay way Pape def ci way bi tamit war ngeen ko gis bu ngeen demee ci site ci page am bu YouTube Pape Diouf officiel boobu dangeen ci gis single bu bees bi clip bu am solo ni ma leen ko waxee dem ak artistes yu ay personnalité yu ne ci football beeg ñi ne ci way yeeg ñëpp ànd ceeg ñoom ñu def single bu am solo keroog nag mënuma ko woon a jot ndax loolu voilà mais dama leen digaloon ne balaa yàgg incha allah dinaa ko wut heure boo xam ne si dinaa mën a toog ak moom dajeek moom waxtaan ak moom ci projet bi nga xam ne si mooy bii di single bi ak bee nga xam ne commencé woon na ko avant koor gi di commencé mooy show live yooyu nga xam ne defoon nañ ko en streaming ok war ci waxtaan ak moom parce que projet bu am solo la loolu nag yàlla dogal na ko démb ci guddi biñ dogee ba pare nekk suñu jàmm ma dajeek moom waxtaan ak moom bëgg leen a nag tegal li nga xam ne si moom laa seqoon ak moom ci waxtaan démb ci guddi kon nag ñu àndandoo yéen ñëpp toog leen ma accompagner leen ñu dàq ci koor gi ñu déglu Khadim Gueye ak Pape Diouf démb lan lañ waxtaan ok Pape. sant yàlla alhamdulilah sant yàlla bu baax sant yàlla. ziare naa la bu wér a wér man la Khadim Gueye waaw di la sant bu baax. delloo ziar. vraiment ci hommage bi nga xam defal nga moo ko sama anniversaire waaw. ndeysaan mais yow yaay suñu sëriñ xam nga sëñ Xaadim moom. moom bu xewlee rek taalibe yëpp a war a jóg sargal ko te yaay sunu sëriñ yow yaay Xaadimal Moustapha. non loolu Pape dafa rafet gis nga àdduna ñoo rafetlu liñ ma defal vraiment. yëg nañ ko ñi ci sama followers yëpp dañ koo jël sax def ko. statut vraiment ma kontaan ci loolu. ñoom ñu bëgg ci. am na ñoo xam ne xamuñu ma sax mais liñ la dégg rek sa voix nga def ko ak cappella teg ko ci site yoo xam ne def naa ko sax ci bu Youssou Ndour mais fan si Youssou yëpp dañoo kontaan ndeysaan ci li nga def voilà man ma bëgg ci lool di la ci sant di la ci gërëm waaw. waaw mais yow yaa baax rek xam nga yaa baax rek lépp yow la. tey moom dafa am loo xam ne si da nga ko def parce que dama gis bala ñuy ñëw sax ci single bu bees bi dama gis affaire bu bees boo def nga revisiter morceau boo xam ne bu yàgg la boo defoon waaw ba ñuy doog a xam Pape Diouf muy partira waaw. partira boobu moom laa déparé nii avant interview bi may dafa yow moom laa déparé nii gars yi dégg ko mu changé xamuñu tax mu changé lan moo tax nga defaraat morceau boobu Pape. waaw d'abord Khadim maa ngi lay nuyu. di nuyu aussi sa followers yi nekk si àdduna bi yëpp nga xam ne dañuy bëggee Khadim Gueye. man mii ci followers yi laa bokk. ndax yàgg naa laa suivre dama lay seetaan ci YouTube bi léeg-léeg damay jël sama temps guddi gi su ma jullee ba pare. du ma def dara ma ne noo xaaral ma xooli sama fans bi dama lay seetaan. kontaan naa ci. ngay wax nag lu am solo franchement et puis nag xamal ni da ngaa bari ay soppe ñi lay suivre macha allah rabbi. bari nañ sa nag ni nga naturelé. xam nga ni nga sa communication xam nga macha allah daal vraiment yàlla na la yàlla defal xéewal. amin di wax nag maa ngi nuyu ñi seetaan émission bi yëpp di leen baalu ak si weeru koor bi. di baal ñëpp ak di ñaan yàlla nangul nu sunu weeru koor. amin
corona bi nga xamante ni tey maanaam moom moo baare activité yëpp yàlla saafara ko jëlee ko fii. amiin. xam nga boo xoolee def naa ci sax single aussi ci corona bi maa ngi ci way di ci sargal docteurs yi médecins yi. ci nekk si àdduna bi. ndax ñooñu ñu jara sargal lañu. waaw mais loolu Pape bala ñu ci àgg. waaw xam nga lu ma bëgg parce que affaire daf ma impressionné xam nga yaa ma yónnee. partira bi. voilà partira bi lu tax nga réviser ko lan moo tax nga teg ko après daañu accès ci single bi parce que single bi tey wax naa suma live bi mais single bi laa bëgg xam lu tax nga reprendre ko am partira bi lu tax nga jëlaat ko waaw li tax ma jël partira bi coronavirus bi moo gën a tax moo ma gën a inspiré ma ne morceau bi dama koy woyaat lu tax parce que partira maa ngi ko génne en 2004 way yàgg na moom way tey boo xoolee jeunes yu bëri depuis 2004 partira moo tax ba ñu jug ne dañuy dem Europe tukki way ñu baree bari tey partira moo leen génn Sénégal ndax booba bëggoon nañu metti woon na trop ñu nekk ci seen digg ndaw bëgg kut génn à l'étranger am teranga takk soxna ba pare teral seeni waajur tekki nekk dara donc mu nekk morceau boo xam ne man personnellement moo ma révélé partout dans le monde ma am façon raaya bu nekk fu ne réew moo xalaat rek presque partira dem naa fa jëli fa trophée c'est très important donc yàlla dogal nag bi nga xamante ni Covid bi am na ma ñeewante Sénégal yi nga xamante ni ñu ngi ci diaspora bi ñi nga xamante ni tey seeni soxna ñi ngi dëkku ñoog seeni soxna wala ñi nga xamante ni tey ñi ngi ak seeni soxna nga xamante ni tey confinement bi mën ngaa xëy nekk ci kër 2 semaines yoo xam ne doo génn doo dem fenn mu nekk habitude boo xam ne yombul waa non waa exemple yombul di nga sëy ak nit 20 ans te yàlla maanaam du ngeen mës a toog 1 semaine boo xam ne yéenay fanaanandoo di yendoondoo soit da ngay xëy dem liggéey wala ndaw si xëy dem liggéey wala nga dem xëy liggéey bàyyi sa jabar du dëgg c'est vrai mais nga gis ne confinement bi métti na gars yi dañuy stressé ma ne nag bàyyil ma andiwaat partira vraiment wàccewaat tension yi xut fan si sénégalais yi dégluwaat ko ba pare nag ma andiwaat beneen déclaration parce que boo xoolee maa ngi déclaré ndaw si naan ko xam nga bëgg yëg moo koy fay c'est vrai xam nga naan ko xam nga yaay sama noflaay kon nag tool bi nga war a bay bul ko bàyyi mu booy waaw naan ko bul ma seetaan bul ma fowee dee ma naxtaan ka foree ndax nii la mbëggeel nii la non neex na looloo waral ma andiwaat partira Xaadim ak ça yàlla non gars yi daañu ko dégluwaat bu baax quoi je pense que ne ñoom ni ma leen ko tegalee début daañu ko gën a dégluwaat je pense que xanaa dañ ko non xam naa doo defaat clip bi de defoon nga clip bi ba pare waaw vidéo bi dina génn incha allah vidéo bi sax génn na parce que enregistrement live studio la waaw donc vidéo bi dinaa la ko envoyé vidéo bi mi ngi disponible dinaa la ko envoyé donc inshallah sénégalais yi ñu ngi koy partagé et que gars yi aussi ñu ngi koy déglu bu baax a baax wax dëgg yàlla c'est très important c'est parce que léeg-léeg aussi le passé nga ñëw delloo si ko revisiter ko gis ko en clé moderne boo xam ne si version 2020 c'est très intéressant man vraiment bi ma koy déglu léegi dafa neexoon trop voilà léegi nag biñ jógee gis naa nga defaat humanité waaw mooy single bees bi nga xam ne dinaa démo ko publier ci la génn waaw nga ànd ci ay joueur ak ay nom yu am importance yoo xam ne li gën naa ko sànq sama live bi ma doon def suba teel réaliser ko loolu nan la juddoo ak nan la ñëwee waaw xam nga tey ku xam Pape Diouf xam ne man dama nekk artiste boo xam ne lépp loo xamante ni tey bu amee rek war naa bokk ci ñi nga xamante ni war nañ ci participer
donc loolu moo waral bi Covid bi amee ma ne naa xaar parce que maa ngi profité sax pour remercier les artistes artistes yi andi nañ ci apport bu am solo. waaye gis nañ leen ndax gars ñu ngi génn ay single saa su nekk ñu ngi communiquer donc presse bi aussi presse bi apporté nañ ci seen soutien bu am solo ñoom aussi ñu ngi communiquer même les youtubeurs aussi ñoom ñëpp vraiment jàpp ci sécurité bi aussi taxawaay bu am solo ginnaaw bu tey gouvernement du Sénégal ñëwee vraiment taxaw ñoom it nekk premier soldat du pays pour vraiment xeex ak Covid bi kon da ngay gis ni maanaam loolu lañ naan mbooloo mooy doole tey gis nga Covid bi dafa tax parti au pouvoir parti opposition ñëpp àndandoo amul xaaj amul seen ñu jël politique te ko fële ñëpp àndandoo la main dans la main loolu ñu naan solidarité ñu ànd pour xeexoo lu am importance voilà donc loolu moo waral man ma def woy morceau bi tuddee ko nag humanité mais Khadim boo déggee ma ne humanité mooy feebar bi dafa am lu ma ci jàngat maanaam li ma ci jàngat mooy humanité mot français la waaye nag am na le mot nité ok boo demee ba ci njeexital li am na lu mu nité waaw la mu nité donc da nga gis ni que nit ci boppam la yàlla wormaal kon maanaam ci feebar bi man dama jàngat que ni maanaam nit dañ ko war a gën a respecté dañ ko war a gën a jox gëddaam tey donc da ngay gis ni que aussi nit rek mooy garabam. waaw donc ndax tey feebar bi am xàmmeewoo ki am milliard ak ki am 1000 francs ñoom ñaare yem. ak ça loolu mooy li ci ëpp importance nag parce que gis nga même fii. waaw j'ai vu gis nga démb xawma da nga suivre footballu Italie wala déet ki nga xam ne si mooy Dybala muy un grand joueur bu nekk Juventus feebar bi daloon ko mu wér ndeysaan nekk argentin la dellusiwaat Dybala xam naa ko bu baax dama koy suivre voilà Dybala ndeysaan ñëw na mi ngi vanté wu ne wér na ci feebar bi donc mu wóor na ne yow ki c'est un multimilliardaire c'est un gars qui gagne 8 millions d'euros par année xam nga kooku bu demee ba dal ko war nañ xam ne jombul baadoola ba jombul kenn waaw donc non bàyyul baadoola bàyyul borom alal waaw gis nga un artiste comme yow comme Mamly Bango gis nga mu yóbbu ko waaw gis nga ko mu yóbbu ko waaw xoolal grand Pape Diouf sama turando voilà président Marseille waaw voilà donc li ma bëgg a wax foofu mooy waaw maanaam ñun ñëpp dañu war a gën a focus gën a concentré wu ci maanaam wormaal nit ñun sunu biir ñuy jàppalante parce que tey xoolal Khadim li gën a ñàkk fayda ci feebar bi te nit ñi maanaam soofaloon ko du ay arme nucléaire yaa ngi dégg du yeneen ak yeneen du ay milliards du dara mais masque lañ ne ku nekk da nga war a takk masque ñaata lay dar xam nga loolu jarul dara waay kon moo tax nga xam ne yàlla rek mooy Karim moo tax nag man ma ne morceau bi dama koy woy pour maanaam remercier docteurs yi nga xamante ni ñoo nekk ci àdduna bi ndax tey maanaam ku xamul woon njariñu docteur rek maanaam ci feebar bi xam nga lan la docteur di jariñ ci àdduna c'est vrai waaw ndax man li ma ci jàngat mooy boo wérul doo mën a lekk ba suur boo wérul doo mën a sol yëre yu rafet boo wérul doo mën a doxi boo wérul doo mën a liggéey boo wérul doo mën a voyager kon moo tax nag man ma ne man naa ko tënk ci docteur yi sargal leen ba pare nag tënk ko ci humanité maanaam boo déggee maa ngi naan nit ku ne maanaam budul woon tey jii ndax dinañ gisee nañ xam ni nit ku nekk yaa ngi dégg waaw nit li ko
Xaadim feebar bi nit ku nekk rek maanaam toog nga ci solu xus mën a kaan am noo ko jàngee. waaw ci lu wér. moo tax ma sargal ci docteur yi xamal àdduna bi aussi que ni dañoo war a gën a nite ndax jàngat ci li jàngat la daal. man je pense très bien que à travers vous yéen woykat yi gis nga ni ngeen di yëkkatee côté docteur yi bu jëkk teguñu leen fi ngeen leen teg. yaakaar naa feebar bi bu jàllee daañu xam lan mooy valeur docteur. lan mooy valeur fajkat. waaw ah oui voilà. ah oui parce que ba léegi xamuñu. ah oui c'est très important. vraiment yaa ngi gis. ah oui doomu aadama mais Xaadim loolu du artiste yi rek loolu àdduna bi la. xoolal. loolu àdduna bi la et que man sama xel mu gàtt man damay suggérer sax maanaam ñi ngànk àdduna bi. au lieu budget bu nu mën a def ci armement nucléaire nga xamante ni maanaam weñ sax bu naawee gars yi détecté ko. pour man loolu lu ëpp loolu lan war a def ci santé. oui c'est très important. waaw pour man lu ëpp loolu lañ war a def ci santé xam nga tey jii maanaam àdduna bi toll na foo xamante ni maanaam weñ sax bu naawee ci jaww ji gars yi détecté ko. oui c'est sûr. yaa ngi gis chaque jour ñu ngi lay won ci journal yi ay armement ay nucléaire ñi naan am nañ arme chimique ñi naan amuñu arme chimique. mais loolu c'est des milliards de dollars yoo xam ne. kenn mënu ko xayma. oui. mais je pense que loolu tey lu ko ëpp. buñ ko defoon ci santé. gën a yokk jumtukaay yi. tey defe naa ne benn virus bu génnee balaa muy propager rek gars yi dinañ ko écraser. man je pense que ne Pape gis nga affaire bu jàllee comme noonu nga ko waxee daañ gën a jaxaat santé benn importance bi boo xam ne joxuñu ko woon ba fi may waxee yow. voilà parce que ci la lépp xajal ci la yëpp xaj de ñu ngi koy da nga xam de fi mu ne gars yi biñ tiitee ci la lépp nekk ci lañ koy doog a gis vraiment actuellement même fi nekk Italie gi docteurs yi ñoo ngi am importance boo xam ne mus ñu ko woon a am réellement mus ñu woon xam am na ci ñoo xam ne Pape ñu bari ñàkk nañ ci seen bakkan en plus loolu il ñu koy wax docteur pour sauver ay vie humaine ñàkk nañ seen bakkan c'est très important. waaw. donc loolu buñ ko fàtte donc vraiment ñoom defe naa ne buñ déggee sa woy wii dégg ñoom daañ ci kontaan quoi vraiment dañ leen gën a encourager dana tax seen ñu gën a sagu daal gën a yëgu xam ne vraiment parce que yéen ay véhiculer loo xam ne si ñun ñi mënuñu ko wax ndax yéen dañuy déglu yéen la man di topp donc lu ngeen wax rek vraiment ay porteurs de voix vrai yi mooy yéen ñii di way di woo ay mbool bu bare voilà donc defe naa ne buñ la déggee ku mel ne Youssou Ndour lim ci way ku mel ne yeneen artistes yi li nga xam ne si génne nañ ko ci vraiment daañ xam ne am nañ valeur seen vraie valeur coronavirus bi mu ngi koy génnee ndax adduna bi sax du ma wax ay sénégalais du ma wax ay adduna bi dañ xam lan mooy valeur docteur voilà kooku ñu la ci sant yow tamit sa contribution bi nga xam def nga ko ci ak production bi nga xam ne si ñoom ko àndal léegi nag bañ jógee ci loolu am beneen affaire boo xam dama lay bëgg a laaj waaw muy loo xam ne bi ma seetloo yow yaa ko jëkk def ci Sénégal gee waaw muy concept bi nga xam ne si mooy gannaaw yéen xam nga yow mii yow dem nga gannaaw Youssou Ndour yow rek yaa feesal Bercy kooku moom nañ ko wax waaw yow yaa ñëw Bercy Youssou fekk si fa Youssou keroog boobu la ko Youssou wax maa nga ca saal ba de sa waay maa nga woon ca kaw ba la Youssou naan la 2018 barke Serigne Touba mu ne la sama bu déwénee yow yaay ñëw fii kooku maa ngi woon di la déglu waaw ndeysaan te Youssou Ndour lam la wax respecté na ko gis naa ñëw na nam la ko waxe woon la ko defee nga feesal saal boobu masha Allah du saal boo xam ne bu yomb feesal te kooku yaakaar naa ne Pape dootul gaawati de feeg juróomi at wala juróom-benni at def naa ne loolu ngeen doon bëgg du amati Bercy de ñëw dajale nit ñoo ñëpp ñu dajale ci benn saal dana jafe de
ndeysaan waaw ndeysaan waaw Khadim xam nga deba waaw loolu dama ci remercier suma mag Youssou muy un grand monsieur ma fonk ko respecté ko moom it noonu la ma fonkee jox ma cër gis nañ ko àdduna gis na loolu ndax amul dara loo xam ne rek mës naa ko cee woo mu tànkam lu ma donc maa ngi koy remercier ci loolu effectivement noonu nga ko waxee noonu la amee Bercy 2017 daf ma defoon invité d'honneur am j'étais là-bas daf ma defoon invité surprise am invité surprise la ma defoon oui ma ñëw ñu woyandoo message bi Youssou message bi yow laa ko moom yaa koy de message bi jàll message bi jàll wallaay donc ba yàlla dogal ndeysaan te mënoon na ko ci bañ a fekk mais mu defal ma promotion xamal sénégalais yi que ni diaspora bi que ni sama rak dina fi ñëw le 2018 Pape dina ñëw à Bercy ma ne ko grand da ngay teew mu ne ma waaw xam nga yow sa bés duñ la ci seetaan waaw j'étais là-bas de bu mu koy wax donc loolu mu ma promettre noonu la ko defee ànd ak famem ak njabootam yépp ñëw sénégalais yi aussi jóge partout dans le monde parce que xam nga Khadim ñun sénégalais yi amuñu seen fay ndax Europe ku fa dëkk xam condition de vie yi ku fay dépenser 1 centime rek ngir yow am na fu mu la teg ndax lépp sa budgétisé ak ça ñii jóge Italie ñii jóge Angleterre ñii jóge France ci province yi ñii jóge Amérique ñii jóge Belgique fu sénégalais nekk ci diaspora bi rek keroog ñu déplacé wu nga ñëw Bercy ak ça mun ñi ci sant yàlla nag muy suñu première Bercy vraiment ba tubaab yi nga xamante ni tey ñooñu maanaam bi ñuy démarrer projet bi wóolu wuñ ma woon mais quand même invité naa leen bi ñu ñëwee maanaam dañuy affaire boobu da leen yéem mais loolu lépp Sénégal la ndax gis nga Sénégal li naan réewu teranga la dëgg la Sénégal li naan réew la boo xamante ni maanaam réewu solidarité la dëgg la donc vraiment maa ngi remercier encore sénégalais yi nga xamante ni tey ñoo am ci Pape Diouf confiance gëm Pape Diouf bëgg Pape Diouf porté ko seen xol ba lu ma génne rek mu neex leen ñi ma xam ak ñi ma xamul de près ou de loin donc loolu lépp ñoom ñoo ko waral donc li ma wax sànq nag effectivement ci musique ñun ñoo ko njëkk a door muy live streaming parce que xam nga àdduna day dox jamono day dox parce que actuellement nii digital moo nekk au diapason digital moo nekk au diapason yaa ngi dégg donc beaucoup de choses vont changer donc ñun nag à chaque fois bu challenge amee ñun duñu xaar dañ naan rek challenge la mën nga def mu gañ mën nga def perte mais nañ ko def pour ubbi yoon donc looloo waral streaming ñu ko def nag Sénégal pour dire la vérité non mais man gis naa ko fii mooy pay-per-view lamb ji ñoo ko fi njëkk a doore lamb ji ñoo fi njëkk a def pay-per-view donc après ñun nag bon comme que Covid bi dañu ne ñun on va pas baisser les bras parce que tey ñu lu ñu am askan wi la kon it lu ñu mën a amee pour delloo ko askan wi dañ koy def loolu moo waral ñu ne ñun lépp lu ñu def rek du doy donc ma am xalaat bi ñu toogee ak sama staff ñu ne xalaat nañ ni ak suñuy source dans ci kanam tuuti gars yi dinañ exiger ay masques te am na ñoo xam ne amuñu moyens yi am na ñoo xamante ni tey maanaam bu ñu añee du ñu reer ñu ne nag ma ne leen kon gars yi à travers ma voix nan leen def benn live streaming luñ ci am néew ak a bari ñu jëndee ko ay masques ak ça yaa ngi dégg waaw masques yi ñu jënd aussi dañuy am boo yoo xam ne léeg-léeg dañuy ciblé benn marché wala benn lieu boo xam ne leer nañ ni foofu ci banlieue bi am na ñoo xam ne amuñu moyen ñu ne leen ñu jox leen masques yi ne leen dem leen ngeen maye ko bu ñu xam sax ne ñun ñoo jënd masques yi pour jox leen ko parce que mën na nuru ngistal ak ça loolu am solo la way voilà donc loolu moo ñu motivé woon pour ñu def
live streaming boobu donc macha allah. sant nañ ci yàlla parce que liñ ci xalaatoon sax am nañ ci lu kawe suñu njortu. mais loolu aussi donc après ñu commandé ci quelques tailleurs. waaw. àggale ñu commandé ci quelques tailleurs ñu defaral ñu ay masques. donc ñu ut suñu ay boy yoo xamante ni sur le plan bénévolat ñu jox leen ko. booy dem ci marché yi. yaa ngi dégg dem ci yenn lieux yi. donc jox ko askan wi pour ñu mën ko utiliser daal. ah c'est important gis naa tamit sa mag Youssou Ndour def ci promotion boo xam ne gannaaw masque yi au lieu ñuy di ko commandé. muy ñëw Sénégal. comme d'ailleurs yooyu ngeen engagé. Youssou wax na leen nañ ko def. di ko jaay comme niñ koy jaayee fii maanaam lu mu gën a bare ñu gën ko defar rek prix bi gën a yomb parce que le futur Pape ce sera là-bas parce que yéen ñii di ay artistes yow leer na ne kañ Pape nga mën a xalaat naan da nga dem di feesal CICES wala Grand Théâtre est-ce que xam nga fu may waxee. waaw gis nga affaire bu baax gis nga affaire masque yooyu. waaw. man sama rak bu ma bokkal ndey ak bàyyi tailleur la bi affaire bi amee rek. laa ko ne. bul sax ñawati ay yére parce que fi mu nekk nii talatul loolu. waaw. léeg-léeg ma commandé ko 1000 léeg-léeg ma commandé ko 2000 léeg-léeg ma commandé ko 5000. donc dama koy jox budget. mu dem jëndi ay tissus. ak ça. comprendre nga. mais par contre ñun génération consciente ñun jaayuñu ko quoi dañ ko jël pour may ko doomu aadama yi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw. ak ça loolu lu baax lu am. waaw donc ñun waa génération kon noonu la ñu def quoi donc muy affaire bu am solo. te yi nga xamante ni aussi impacté nañu. parce que ñoom it affaire bi laal na leen. donc comme li Youssou wax aussi lu am importance la. liggéey la quoi pour nga xamante ni mais liggéey la mais bien sûr daan doole la parce que tey jii boo xoolee Sénégal tailleur yi mais dañ fi am place bu am solo. ah oui parce que defatuñu ay ngénte defatuñu ay boo xamante ni tey. waaw tey. mais si donc ñoom aussi ba pare ay jàmbaar lañ. ñu ngi ci liggéey bu am solo tailleur yi wax dëgg yàlla ñu ngi ci liggéey bu am solo. ñu vraiment am na sama benn sister suñu benn sœur bu nekk fële ca Maroc ñu koy wax di ko nuyu mu ngi lay nuyu parce que yónnee na mu nuyu ci yow muy Maymuna fashion Nana fashion la tudd moom styliste la boo xam ne Maroc vraiment tegal nañ ko moom moo jëkk a génne ca Maroc bàyyi liggéey bu mu doon liggéey def ay masque tissu yi ñu doon jël mooy tissu sénégalais yi ñuy jël ay vax ak yooyu mu def ko ay max ndeysaan di ko distribuer ca Maroc di ko def gratis comme noonu nga ko defee ak sa frère boobu ca début ba voilà muy lu am solo. waaw maman ñu ngi koy féliciter. mooy li ma lay wax ci sénégalais rek gis nga sénégalais. sénégalais kenn gënu ko généreux. sénégalais kenn gënu ko social. sénégalais kenn gënu ko mën a def lu baax. donc maman moom aussi ñu ngi koy remercier. loolu mu def wane na patriotisme. maman fashion wane na patriotisme macha allah. mi ngi noonu mais nag Pape après à part ça. man yaakaar naa ne après yow yaakaar nga ne après koor gi est-ce que yow idée boobu nga yor du war a nekk idée boo xam da ngeen ko war a mën a exploiter pour que parce que yow mii dafa am ñu ne sa gannaaw tu as tes musiciens am nga sa staff Youssou am na ko Wally yor na ko musiciens yi nekk Sénégal yépp am nañ ko tax gannaaw mënatu leen dem Grand Théâtre mënatu leen dem CICES mënatu leen jël avion bi di dem Paris di dem CICES wala nu mu tuddati Bercy wala feneen mais yaakaaru leen ne yow loolu nga doon def noonu dina nekk feek 2-3 ans yi ñuy jëm suñ kanam mu nekk liggéey boo xam ne seen fans yi dañoo war a mën a jël ticket yooyu pour mën toog di leen seetaan parce que sinon wax man leen di dundee yéen waaw. mais bien sûr parce que Khadim boo xoolee même bu dul sax par rapport ak Covid bi. donc àdduna mooy dem ci boor boobu parce que xam nga tey. nit yi amatuñu temps toog di seetaan télé 24 heures sur 24. exemple bi ma lay wax tey foofu nga toog noonu tey su ma la ñaanoon 10 euros. yaa ngi dégg. wala ma ñaan la téléphone. sa téléphone boobu xam nga moo gën a cher 10 euros. oui.
mais téléphone bi nga may ma ko mooy gën a yomb nga génne sa poste 10 euros. c'est vrai. maanaam lépp mi ngi si téléphone yi. donc tey. par exemple tey Pape Diouf imaginel Pape Diouf buy tëgg si CS. fekk yow nga am maanaam sa liggéey nekk guddi nekkul sa kër. mënoo ma seetaan. noonu wala soit fa nga dëkk ca Italie. waaw mënoo amoo chaîne boo xamante ni am na chaîne au Sénégal. mais te bëgg nga ma seetaan nan ngay def. mooy réalité bu boobaa da ngay jënd paas. Pape loolu mooy réalité bi. mooy réalité li nga décrire nii moom laay dund de man bu ma bëggoon. waaw aw ma télé voilà gis nga ko lu leer laa la wax. waaw gis nga ko. voilà da ngay jënd paas rek seetaan sa Pape Diouf. voilà concert bi intégralité concert bi mu neex kenn du la ko nettali. nga paas sa temps seetaan ko. après mu jeex te du la coûter dara. di nga seetaan sa artiste parce que loolu mooy supporter sa artiste. oui. parce que yow xam nga li may wax gis nga tubaab yi dañuy supporter seeni artiste. mais loolu tax ma lay laaj lii. parce que yaa ngi dégg gis tubaab bi di ko donc def dañuy supporter seeni artiste mooy tey da ngay gis koo xamante ni buy tëgg concert. mais maa ngi seetaan sa benn live yaa ngi koy expliquer. ki mujjee tëgg concert da ngay gis gars yi dañuy def ay salles yoo xamante ni ay 100,000 personnes ay 60,000 personnes. ñoo fay nekk ak yow ay parti rap yi nga wax nii. voilà Andrea Bocelli. voilà Andrea Bocelli. ay Pavarotti. 46 millions de personnes ci àdduna di ko seetaan. mais kooku fay na boppam. waaw gis na ko. oui. wallaay fay na boppam. donc nag ci duomo Milan la ko defee de. musique moo jëm foofu. musique moo jëm foofu. oui. donc digitalisation bi. moo jëm foofu. donc même bu dul affaire Covid. bi àdduna bi moo toll foofu. oui léeg-léeg mais di nga am envie sax ne xaaral ma organiser benn affaire. boo xamante ni tey. même bu la kenn seetaanul. mais da nga koy def online nga def concert online. concert online boo xam ne. yow rek yaay nekk ak sa groupe. du kenn du leen rax. mais ku leen bëgg a seetaan. voilà dagg paas ci internet bi. mais dina leen seetaan foofu laay waxee. donc loolu day dimbali loolu day dimbali artiste bi. loolu day dimbali artiste bi. ci côté piratage bi. du koy dimbali aussi ci côté koom. ba nga xamante ni kii kat li mu investir. bàyyi lépp. choisir art dina ci mën a gis boppam. mais Pape loolu gis nga loolu mooy liy am Pape gis nga 2020 xam nga ñoo ngi mais lay wax ak yow nii dese nañu ba ñuy àgg 2021 mais xam nga ne ak Covid bii ñu nekk c'est impossible Pape nañ waxante dëgg ñun la gannaaw suba Pape mën nga dem CICES wala mën nga dem Grand Théâtre wala mën nga dem Dakar Arena wala nga dem Bercy c'est impossible donc yéen li ngeen mën a def xamaguñu vraiment mais mun leen ko xam sax mais mën naa la wax na sa waay ce sera difficile parce que gannaaw match yi maa ngi lay wax ay Juventus bu ñu demee ci football bi ñi ngi calculer fii dañuy def stade bu ñu demee clos dañuy tëj joueurs yi jouer télé yi ñoom ñooy reprendre affaire bi ñu jaay ko ci télévision yoo xam da ngay toog sa kër nga seetaan match bi mais mënoo jël sa billet nga dem stade mais li nga doon jëlee billet dem stade ba mi ngi mel na nga waroon jël billet dem CICES wala nga dem Grand Théâtre mais nga toog seetaan Pape Diouf fay sa billet fii jënd ko toog sa kër seetaan ko wala nga seetaan ko fa ngay liggéeyee wala sa portable wala booy voyager wala bu la neex defe naa ne fekk 2-3 ans loolu moom mooy seen futur yéen ñii ci loolu ngeen mën a génne il faut ngeen jóg ci loolu ngeen def promotion bu mel noonu parce que xam ne c'est impossible Pape ñu ne la fekk 1 mois 2 mois mën nga dem CICES nit ñi ñëw dugg nañ daan duggee mëntu la nekk donc il faut ngeen taxaw ci loolu nit ñi xam loolu jàpp leen ci loolu billet bi et puis billet bi li ñu ko daan jënd fee sax li ngeen koy jaay moo gën a yomb sax fii waaw en fait li tax ñu def loolu mooy comme que dañu nekk ci moment boo xam ne kenn liggéeyul nit ñi ñi ngi am problème côté finance et que il faut ñu def dara pour jàppal ñi nga xamante ni les besoins loolu moo tax ñu wàññi ko et puis doon def test bi doon defaale test bi mais bon après dañuy xool après yenn perspective la ñuy def pour gën a vraiment valoriser streaming bi voilà parce que li am solo mooy buñ koy def na ànd ak qualité ki koy seetaan aussi nga xamante ni dafa jël tey benn 10 euros wala benn 15 euros wala benn
€5 dagg paas. Oui. bu ko seetaanee na am 2 heures de concert yoo xam ne vraiment dina am satisfaction dina kontaan. voilà mi ngi noonu et puis da ngeen mën a étudier Voilà, yéen c'est ñi très important. artistes yi koo xam ne jënd na ticket yi mu ngi def affaire boo xam ne Pape Diouf dina am option boo xam ne daf koy maykee mën a wax ak moom mu mën ko dégg muy fans parce que am na ñoo xam ne buñ sañoon Pape dina wax ak ñoom kooku option la boo xam ne pour njën sa ticket boobu bonus la boo xam ne da nga leen koy may kooku da ngeen koy étudier après plateforme bi nan Ça, ngeen c'est koy vrai. régler xam nga Ça, c'est vrai. ba mun ko ci def Ça c'est vrai, ça c'est vrai. loolu Ça, c'est tamit vrai. Loolu dëgg la. na ngeen ci jóg na ngeen ci jóg donc Inch'Allah. donc Inch'Allah. du ma la téyewaat lu gën a rëy li parce que def nañ 33 minutes après daañu ci dellusiwaat incha allah lii anteprima la li ko italien anteprima c'est avant premier mais buñ demee ba koor yi jeex dëgg la. bañ jàkkaarloo góor ñi Inch'Allah. si ak seen fan si daañ taxaw ci digg bi incha allah daañ déggante waat ñu gën a taxaw ci lii borom baax nga. mi ngi noonu Inch'Allah. non parce que gis nga Pape lii artiste yëpp daal na ci fekk si de barke sëñ Tuubaa li may wax ak yow nii dinaa ci wax ak yeneen artiste ñeneen daañ ci wax ak yeneen télévision daañ ci wax ak yeneen chaîne daañ ci wax ak ñeneen waaw Inch'Allah. ñun nag moom Inch'Allah sëñ Khadim Inch'Allah rabbi. donc man maa ngi lay sant xam naa vraiment loolu xam naa ne yow moom non xam naa ne gis naa ne yaa ngi suivre vraiment showbiz bi ni muy déroulé yaa ngi koy suivre quoi vraiment. vraiment macha allah macha allah macha allah macha allah. donc aw ma lenn lu di la sant vraiment di la gërëm à part li nga ma defal ne vraiment muy lu cant gi fii la ëppee. vraiment cant gi fii la ëppee Khadim. voilà cant gi fii la ëppee. di la sant rek di la gërëm di remercier aussi sa staff Subatel agency ñoom ñi nga xam ne si ñoo réalisé de clip bi nga xam ne nee naa leen nañ dem sa page buñ demee ci YouTube dem ci Pape Diouf officiel daañ gis clip bi daañ gis li nga réalisé affaire bu rafet vraiment ñoom ñu taxaw ci defar ci liggéey bu nice muy loo xam ne sargal ngeen acteurs yi sargal ngeen ñëpp ñoo xam ñoo ñuy donc di remercier Pape dolli ci liñ ko defoon jërëjëf Baye Khadim. merci kontaan naa Baye Khadim jërëjëf. merci beaucoup jërëjëf Khadim jërëjëf ma gaa yëpp jërëjëf xéewal merci dinañ ko dégg incha allah. merci beaucoup merci. ok suma gars yi donc dégg ngeen kooku mooy waxtaan bi nga xam ne amoon naa ko ak Pape démb ci guddi comme ni ma leen ko promettre woon digle ñu ne bor la def naa fay naa bor bi dégg ngeen waxtaan bu am solo bi nga xam ne waxtaan nañ ko te bu koor gi jeexee daaj waxtaanaat encore gën a yaatal concept boobu nga xam ne am nañ ko plateforme nan lañ ko war a taxawale parce que comme ni ma ko waxee ce sera impossible fekk 1 mois 2 mois ngeen mën a dem di seetaani Youssou Ndour wala ngeen koy seetaani moom mi wala beneen artiste parce que dajaloo yi il faut tam ñu jël quelque temps boobu ñoom nan la ñuy def il faut ñu waxtaan ci ñoom def naa ne chemin boobu ñu jël yoon bu baax la te fans yi daañu leen ci jàppale incha allah artiste bu mu ci mën a doon toog sa kër nii mun ko seetaan jënd paas bi def naa doo ci nekk déplacé te sax di dam ba stade wala affaire yooyu en attendant situation bi di changer bañ mën a delluwaat ca nam meloon bu njëkk seen artistes yi da ngeen leen mën a dégg fu ngeen nekk ci àdduna fu ngeen toll ci àdduna donc di santaat Pape bu baax di leen remercier yéen tamit ci patience bi ngeen am bu ngeen bëggee xool nag live boobu live streaming bu mu def da ngeen dem ci Konaté Studio TV boo ko tàppee ci YouTube rek di nga gis live boobu gis nga partira bi ni mu ko reprendre ak yeneen morceaux yoo xam ne si def nañ ko ci studio bi lañ ko enregistré muy lu rafet donc Konaté TV boo ko tàppee ci YouTube rek di nga ko gis di nga gis show bi soo demee ci Pape Diouf officiel di nga gis vidéo clip bi nga xam ne si mooy morceau bu bees bi humanité bi nga xam ne ci lay sargale docteur yi donc seetaan leen ko jar na ko voilà donc maa leen di tàggu nag ba beneen di leen wax Khadim Gueye TV la tudd boo ko bindu woon nga bindu ci activer cloche bi su ma dugalee vidéo bi rek nga gis ko su ma nekkee en direct tam nga gis ko kon nag fii laa leen teg demal ci Facebook Khadim Gueye TV am na page am soo demee ci Facebook David Gueye laa fa tudd soo demee ci Instagram mun ngeen ma fa suivre David Gueye toujours dangeen ko fa fekk maa ngi leen di xaar yéen ñëpp di leen jox respect di leen wax ngeen góorgóorlu bàyyi dajaloo bi raxas loxo yi ba muy set wecc waaw di nuyoo à distance
te ngeen di sol masque yi bu ngeen jàkkaarloo nit yi xoolal ne képp koo jàkkaarloo rek dafa yor corona bu boobaa di nga jël distance ak moom boo leen ko defee rek yàlla danañ ci dimbali voilà te ngeen di génn rek ci génn yoo xam ne si yu am solo la lu mënta ñàkk rek na tax ngeen di génn sinon na ngeen toog ci kër yi waaw na ngeen toog ci kër yi muy jàmm ci yéen di jàmmi nit ñi ngeen dajaleen waaw parce que cambal yi dem ak dikk yi moom feebar bi moom loolu moo koy propager moo koy yaatal mais bu nit ñi toogee rek kenn ku ne fa nga ne léegi mu abal ñu incha allah jërë ngeen jëf ba ci temps yi